بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم نبي رحمة الذي هو سنادس رحمانيته الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره suñu mbokk yi seetaan seen télévision en ligne Kewel TV ñu leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ñu ngi ñëw nag ci troisième partie defe naa sama juumul ci jawaatu kamal bi ñu commencé woon balaa boobu nag jot nañ fi ay recommandation yu bari ay nuyoo yu bari ay ziyaara yu bari ku mel ni Cerno Alsaan Li dëkk Kabada vraiment mi ngi gërëm njaay bu baax moom ak waa këram yëpp foofu sa Casamance Saare Moussa di nuyu nag suñu benn xarit bu baax ku bëgg tarixa bi tout le temps mi ngi dem Fass di ziyaare ji Mamadou Sy dëkk Paris Mamadou Sy kontaan nañ si yow jot nañu ziyaare yi arbahi astay busuni arbani maliyati li kulli mutaaridin min al buhuri al awani kon boog sujet tay bi moom mu ngi noonu imam professeur Babacar Ndiaye bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mbokku taalibe yi mbokku jullit yi ñu ngi dellu si ci seen émission tey nag ñu war a nekk toujours ci Jawharatul Kamal bi la dernière fois gisoon nañu ba Nuurul Anwaar ni yonent bi nekkoon la lumière du cosmos lumière boobu nga xam ne moo daan frappé ñëpp di leeral ñëpp di jox xam-xam ñëpp tey nag ñu ngi dem ci troisième étape bu quatrième albarqi al astahi bi mu zoni l arbaahi maali ati di kulli mutaaradin min al buxuur wal awaani kon nag bismillah albarq al astahi bi mu zoni من البخور والأواني البرق c'est l'éclair al-astahi mu zonil arbaahi mooy dal ci kaw nuage yi nga xam ne ñoo téye ndox bu ci éclair bi dalee bu ko defee libéré ndox mi ndox moomu nag wàcc di feesal li kulli mutaaridin min al buxuur wal awaani lii yëpp bu nu ko chiffré mu ngi ñu yóbbu ci 2591 taxaw foog naa ci 54 araf voilà valeur numérique bi nag c'est important ndax valeur numérique bi moo lay yóbbu c'est la même valeur numérique que subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin c'est suratul Yaqin loolu nag daañ ko gisaat c'est très important ndax loolu am na sax ñu ko tuddee daayira xadr ndax dafa mattalee da ngay tudd yàlla subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun nga julli ci mboolem yonent yi boo paree nga sant yàlla
c'est la même valeur 2591. Mais l'intérêt de 2591, c'est plutôt 290 plus 1. 290, daf lay jox directement le 259 fois 10. Lii moo intéressant parce que 259 d'abord li gën a jàppandal day taxaw ci turu yonent yàlla Ibrahim. waane 259 toujours mooy Allah. boo jëlee Allahu nga bas ko alif 111 laam 71 laam toujours 71 ha 6 mu doon exactement 259. kon da ngay gis ne yàlla rek moo fi ne parce que alif bi nga c'est le alif de l'ipséité moom ngay tudd fii te doo ko bind ndax Allah yaa ngi xëcc ci lam bi kon am na alif bu koy xëcc alif boobu nag dee su koo bind mais dañu koy liir kon nag loolu lañ ciy jàpp ne loolu yëpp la mu ngi nii boo xoolee li am solo fii dafa lay taxaw exactement 54 araf 54 araf yooya moom tam dafa lay junjal l'ensemble des noms de Dieu asmaul husna mbaa sax balaa asmaul husna da ngay gis ne c'est 2 fois 27 27 nag ñëpp xam nañ ko parce que c'est l'inverse du kun di kun par le kun ndax innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun. boo ci yokkee les lettres qu'est-ce que ça va donner? Là tu as 5 4 6 2 2645 góob ne dina joxe lu bari mais ko defee ñu bàyyi ko ba ci kanam ñu seetaat leneen mais nag boo defee ñu toj fii ñu gis ne yonent bi c'est la lumière albarxu boo ko chiffré l'éclair daf lay yóbbu directement ci 333 moo tax boo demee ci musalas c'est là le tableau de la destinée la plume qui écrit moo lay jox fii le 111 le 222 le 333 moom mooy dëpp ak la plume xalam moo tax léeg-léeg di nga dem ci jawharatu kamal dañ ko ay daggit maanaam passage bu nekk nga di ko liggéey 333 lii it mën nañ ko liggéey ci salat fatiha 333 salat fatiha nag dafa la yóbbu booba ndax salat fatiha dafa am 8 xaaf yooyu nag mooy bunt yi nga xam ne fa ngay liggéey ngir mi mais boo nee albarxu yonent bi c'est l'éclair boobu mooy dal ci kaw nuage yooyu nag mooy libérer l'eau bi nga xam ne mooy wàcc ci dënnu góor yàlla yi albuxuur ce sont les océans yi mooy lan les prophètes et les anbiya albuxuur al awaan mooy ñun ñiy taalibe kon yonent lu mu rëy sallallahu alayhi wa sallam moo koy tëbb li muy am yépp ci yonent bi lay tëbb moo tax alxuraan di la indil boo demee ca sóoratu Rahd di nga xam ne yàlla da ko def en analogie avec le corps humain lay wax ne huwa allazi yurikum albarqa l'éclair xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan voilà boo gisee éclair tu as peur mais peur boobu dafay retourner en espoir yonent bi moo tax mu am ñaari tur yooyu Bachir wa Nazir ñaar yooyu donc saa bu yonent bi ñuy jow da lay bégal nga am xupp la pour nga dugg lii rek la fi taxaw mais nag mu ne te aaya ba toujours wa yunsiu as-sihaba saqil les nuages porteurs d'eau lourde d'eau moom moo koy wàccee bu ko defee nag ndox moomu ne
mbaa boog ndox moomu en terme dañ koy jël en terme de savoir. Donc le savoir émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. da ngay gis ne kon le 333 al barku moo lay jox huwa 11 nuuru la nuuru 256 allahu 66 mu jox la exactement le 333 qui est là mais huwa nuuru la waaye alquran li mu jàngale mooy allahu nuuru allahu nuuru allahu nuuru la alquran wax allahu nuuru samawati wal ard Dieu est la lumière des cieux et de la terre waxoon naa la ko la dernière fois donc barku boobu mooy procédé de Dieu te barku boobu mooy l'éclair bi nga xam ne mooy frapper nos corps pour libérer l'énergie de nos corps libérer la flamme bi nekk dans les cœurs pour ma mën a takk c'est ça l'intérêt de ça moo tax yàlla ba mu koy misaal le corps de la ko misaalal allahu nuuru samaawaati wal ard allahu nuuru moo lay yóbbu ci 322 multiplié par 2 mu jox la turam bu mag bi 644 kon 644 bi mooy dal sa kaw boo koy cokkati mooy dal sa kaw di libérer la noirceur du corps di fa dugal la lumière kon loolu moo leen wax l'importance du dit moo tax allahu nuuru ci la yàlla di wane boppam nuuru samaawaati mu ne la ka miskaatin le corps fiiha misbaahun le cœur al misbaah fii zujaajatin l'intérêt al zujaajatu fii kawkabun dans une bouteille qui ressemble à une étoile cette étoile là dafay nekk l'esprit moo tax boo demee ci aar bi mag yi Cheikh Diane en personne daf lay wax ne allahumma salli ala miskaati jismihi wa miskaati jismihi wa nuuri qalbihi wa misbaahi qalbihi la lampe qui est là le cœur noonu la koy toppe ba lépp jeex pour signifier que le corps ci le zikr mooy dynamiser le corps ba la lumière divine qui est en petite quantité potentielle dans le corps puisse se développer pour nit ki mën a accès à la news donc al buxuur wal awaan moo tax toujours li kulli al maali ati li kulli mutaaradi donc képp kuy sàkku jëm ci yàlla képp kuy sàkku xam-xam ala kulli alin le zikr moo la fa yóbbu te zikr la boo jaarul ci kii nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo bouger mètre kon le prophète c'est un passage obligé pour aller à Dieu waxoon naa la pour en répétant le professeur Samb que kenn du dem ci yàlla te jaarul ci yonent bi Jawharatul Kamal nag ce n'est rien d'autre que l'explication de la Salatul Fatih moo tax muy koy leeral ni li kulli mutaaradin toujours maa ngi lay renvoyer ci suratul Rahdu huwa allazi anzala mina samaa maa'an fasta'alat al-awdiyatun bi qadriha donc c'est l'eau qui descend dans les vallées. Les vallées ne sont que les corps, les cœurs, n'est-ce pas, des arif billah, des prophètes et des petits sujets. Donc kenn ku jaarul ci Seydina Mohamed doo dem fenn kon nag mbir mango albarku bi mooy éclair bi mooy lépp mooy nuuru laa kon yonent bi la moo tax ñeneen ñi dina wax ne yàlla ba mu bëgg bind leer ga la jël yaa nuuru kuuni Muhammad bu ko defee kon ñu gàttal bañ ngeen embourbé dans les chiffres là mais yëpp dama ko tëjoon sinon dinaa ci wax rek lenn almaani atili kulli mutaaradi parce que quand même ça je trouve ça important almaani ati li kulli
mutaaribin voilà kii boo ko chiffré daf lay yóbbu ci 988. ah vous le faites avec en même temps que moi bu ngeen jëlee da ngeen jéem tam di toppaat ci li may def di ma sax vérifier en fin de compte mais 988 boo ko xoolee c'est 494 fois 2 voilà 494 nag c'est le grand nom de Dieu moom la ñu tuddee al ismil azam al ismi al azam bayna al kaaf wa nuun voilà lii tax ma di ko souligner c'est important mais en fait intérêt bi yëpp mooy le 494 c'est aussi la valeur minimale de la Fatihatul Kitab boo jëlee Fatihatul Kitab daañ ci ñëwaat ci suñu émission yooyu ci kanam ndaxte peut-être kooku moom ce sera le clou de tout ndax moom Fatiha mooy lépp boo jëlee la Fatihatul Kitab wax nañ ne sa valeur numérique est égale à 92 fois 92 muy 101 multiplié par Muhammad ah ñenn ñi ne 92 91 yooyu yëpp am na bu ñu tolloo on va le voir mais li ma intéressé c'est la station de Muhammad pour dire que Muhammad mooy salaat Fatiha mooy maqaama tamit Fatihatul Kitab loolu lépp mais ismil azam bay na li intéressant boo jëlee ça c'est la valeur maximale la valeur numérique de la Fatiha mais boo jëlee la valeur minimale de la Fatiha lii la lay jox exactement le 494 moo tax ñu ne Fatiha kon nañ ko jàng di ci yéene ismu bi niyatil ismi loolu la yonent bi jox Seydina Cheikh Ahmad Tidiane mosu koo jox nag mbindeef bu dul Cheikh te ginnaaw Cheikh it jox ko bëgg a amit ca Cheikh ngay jaar n'est-ce pas moo tax yii Fatiha salaatul Fatiha jawharatul kamal dañuy imbriqué boo ko defee nag mooy jox ci rek benn affaire boo xam ne bii taalibe yi mën nañ ci kër gi dina yokk seen leer dina yokk seen lépp bu ko defee kon da nga jël Fatihatul Kitab n'est-ce pas nga jàng ko ci limu Allah 66 nga teg ci salaatul Fatihi maa ngi wax lu rëy nag de n'est-ce pas nga jàng Fatiha ci limu Seydina Muhammad 92 nga jàng ci tamit Jawharatul Kamal moom it nga jàng ko 53 je crois lii boo ko defee dafa lay jox Allahu Muhammad Ahmad dafa lay yóbbu ci 211 bi nag am na tur bu mu rëy mu jàpp ci surul hamd yi mënuma ko wax fii peut-être benn yoon dinaa ko wax ndax ñii ñett ñii ñoom ñooy lépp waaw leneen li nga xam ne moom waxuma ko mooy peut-être albarku al astahi peut-être loolu ma terminé foofu bu ma jëlee albarku al astahi voilà kooku dafa may jox le 700 disons 84 mais li intéressant mooy nga yokk ca araf ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 on a 14 11 lettres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 boo ko jokkee mu jox le 795 est égal à 53 Ahmed bi ma doon wax léegi multiplié par 15 donc c'était quand même intéressant de souligner pour wax leen yi yonent bi rek moo nekk dans le cosmos moom ngay fekk ca azal mu nekkoon Ahmad wàcc ci kaw suuf nekk Muhammad bu fi jógee dem nekk Mahmoud
moom loolu rek moo fi am leneen am fi kon nag lii na ngeen ci jàpp nga fi ci quelque temps jaamu ci yàlla am ci leer bu beneen ne nag ma joxe tur bi génn fii ci 211 bi n'est-ce pas boo defee kon ñu ñaanalante Fatiha salaatu Fatiha auzu billahi allahumma salli ala ruuhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsadi wa ala qabri fil qubur wa ala alihi wa sahbihi anti Allah ahmadu اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح ممدلم وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه أنت الله محمد على طول صلما باليفاء مغانيا غدا لاستوار المحسرات بواليا وقفت بها حيران من لاعج العصا أكاتم زفرات الجوانح باكيا أصائلها عن أهلها عين يمموا فصم صلاة تجيب المناديا وكيف يجيب القول رسم معفر عفر آيو إلى الصلاة العصافية مظلم وإلى رمان دارس متقطعا كقط كتاب يقط المصانيا الحاج منصورنا أهت بها حورا عوانس قردا تهادي إلى عدن البيوت تهاديا مظلم يلصن على الأغصان بان بروضها ويبصمن عنك الأبحوار مواضيها فيا لك من دور على الطودة صبغت بها ذيل الصبيبة دافيا الحاج منصور ينتي على محمد صحبت بها صم العنوب جعاجعا أناذهم كاس الصبابة صافيا حاج منصور فدعا كذاك الدار واندب قواليا ممظلم من العمر فيها قد أطاط الملاهيا بطيبة بين القبر عنقه قلتي ومن بري غير سلعت له كتابيا ينتي على محمد فلما دنونا من صل البدر وانجلا لنا الستر حتى زال من الود ما بيا رسول حميد حامد ومحمد ممظلم نبي سما فوق سما كين ساميا ينتي على محمد هو المنتهى مجدا وفخرا وسؤددا هو المرتجى يوما يسيب النواصي ممظلم وأول من لبى على اسم ربكم ينتي على محمد هو الروح والرحمن كان مناجيا صلى الله عليه وسلم dimbali leen ñoom mënu ñoom muñ yonent bi waaw tey dafa fekk enregistrement bi moo tax mu def ci participation waane joxe na ci njëriñ bu rëy rëy salaatu ala nabi bu mu ubbee képp koo xam ne yaa ngi dem tëddi jàpp ba set julli sa 8 heures jàng ko 70 fois dem tëddi ala kulli haalin di nga gis yonent loolu aarif billaay yépp ci d'accord nga ni lan allahumma salli ala sayyidina fi jasadi fi ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam képp ku ko taxoo 70 fois bala ngaa tëdd ala kulli haalin di nga ko gis te gis ko jar na ko moo ko wax de wa man raa nii fil manaam fa sawfa yara nii yaqzatan képp ku ma gis ci gént di nga ma gis yaqzatan laa manaam jar naa def kon te ko gis texe
jërëjëf Diagne jërë ngeen jëf